mbëggeel ci yow day gën di mag fu kawe. asalaamaaleykum mbokki internet yi asalaamaaleykum téléspectateurs yi asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina man Dangoura maa am mbégte ak contentement tey ci seen deuxième numéro def teew fii ci biir seen Oxy TV ci biir émission dental di fi waxtaanee benn thème bu am solo maanaam ci thème bi ñu ngi koy dotee tey l'inconscience des jeunes man l'inconscience des jeunes bu ñu ko waxee maanaam dafa am ñenn ci jeunes yoo xamante ne tey jii sont inconscients dañoo xamul fan la ñuy taxawee dañoo xamul lan la ñu war a def ak lan lañ bëgg tey jii benn jeune boo toogee di def benn affaire da nga ci am gëm-gëm am ci fulla ak fayda ci kaw nga teg ko ci yoon boo xamante ne maanaam teg ko ci yoon maanaam da nga xool li la xamante ne tey jii moo lay jëmale kanam parce que àddina dafa am ñaar yàlla dafa defar démb defar tey defar kaw defar suuf defar suba ak ngoon defar guddi defar bëccëg kon tey jii jeune boo xamee ba demee ba xam loolu da nga war a delloo ci sa xel xam li nga xamante ne tey jii boo ko defee di ci mën a génn facilement maanaam ne tey jii beneen affaire am na nga gis benn jeune boo xamante ne sama morom mu ngi def diw rek kutuukut dama ko bëgg a def kutuukut dama bëgg a def sama morom li muy def noonu mais da ngay xool sa morom ci lu baax lu muy jéem a def nga def ko ci lu bon ci muy jéem moo xam ne mu ngi koy def nga jéem koo moytu daw ko lool sax parce que àdduna dafa demee nenn booy xool dañu ne souvent da ngay gis ñu naan les deux amis qui se ressemblent tey jii le milieu détermine l'homme comme tubaab bu ko wax kon tey jii boo xoolee li nga war a def tey jii mu arrangé la yow mu arrangé la ci anam bu baax da nga koy def da nga war a conscience que nga xam ne man ki may àndal nii il est conscient dans le bon chemin dans le droit chemin mais ki nga xam ne il est inconscient négativement gisewul positivement bi nga gisee xoolal keneen koo xamante ne mu ngi demee positivement nga demee noonu positivement lépp loo xamante ne négativement rek jàllal la ko sa ginnaaw parce que dafa am ñaari choses yu important yu xale jeune di war a bàyyi xel àdduna boo ci nekkee da nga am ñaari poche benn poche bi nag da nga koy ñëw ba mu dëgër beneen poche bi nag da ngay bàyyi mu xotteeku nga jël ci lu baax lépp loo war a jël ci lu royukaay wala ci lu baax def ko ci poche bu baax bi nga xam ne ëllëg am na fi nga yegg boo tijjee poche bi mu jëriñ la beneen poche bi nga xamante ne lépp lu bon loo xam ne lépp loo ci wàlla méngoowul ak sa waajur li ñu la digal méngoowul ak sa nijaay wala sa bàjjen ak seen keneen ak keneen ki nga xam ne dafa bëggal lu baax méngoowul loolu jëlal lu bon loolu yëpp nga def ko sa biir poche bu bon boobu muy walangaan mel ni nawet wala pën ci mbartal puus mu dem puusul mu dem wax ji bon noonu la mel bu yow ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax tey nag àndaloon naa ak sama naataangoo bi Yacine mu dem ci mbedd mi waxtaan ak askan bi ñu xool lan lañ gis ci loolu lan lañ xalaat ci inconscience des jeunes bi nekk ci actuellement Sénégal léegi-léegi. xel yi léegi maanaam mënatoo ko jaar fenn man daal doy na waar ku nekk léegi sa xel ngay demee quoi mais nag am na ñu yar ba léegi am na ñoo xam ne bu ñu gisee seen moromu baay danañ ko jox cër bi bu ñu gisee seen mag dinañ ko jox cër bi bu ñu gisee seen morom dinañ ko delloo li mu moom bu ñu gisee seen rakk dinañ ko delloo li mu moom mais am na ñoo xam ne fi mu toll nii lu leen neex la ñuy dund da nga koy xool rek ci comportement yi colin yi ci lépp da ngay gis xale bu góor boo xam ne solin bi muy sol bopp bi ni mu koy bàyyi ñàkk comportement ba mënu teweesu loolu am déet noonu la demee mooy luy joué ci solin gi ci doxin bi moom mooy joué ci xel mi. nit moom dafa war a am yar am teggin ndax lu lay yar mayul rek dara du la ko may waaw te lépp éducation bi la rek moo des ndax boo yaree sa doom ci biir kër gi jàngal ko àdduna jàngal ko nu muy waxee jàngal ko nu muy doxee parent bu mu gis def ko jox ko cër jox respecté ko def ko comme yaayam bu mu bàyyi ci kër ga wala papaam xaj na bu génnee du mel yenn waaye dangay bàyyi sa doom xëy jur sa doom rek bàyyi ko doo xam ci lan la nekk doo ko lijjanti doo xool nu muy waxee doo xool nu muy doxee ku mu gis di la manqué respect xam nga loolu baaxul. ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo gis ngeen sama naataango boobu di Yacine moo demoon waxtaan ak askan bi lan lañ gis ak lan lañ xalaat ci l'inconscience des jeunes ñi nga xamante ne xamuñu fu ñu teg seen tànk ci àddina bi ñu nekk nii jamono ji surtout suñu Sénégal bi ñu nekk nii ànd ak caméraman bi madame Sarr borom Diamant Noir Malika mu ngi noonu ndeysaan waaw comme ni ñu ko waxee rek gis nga dafa am jeunes yoo xamante ne dañoo doy waar am jeunes yoo xamante ne bàyyiwuñu xel ci seen bopp xamuñu ne ëllëg ñoom ñooy doon mag ëllëg xamuñu ëllëg tey ji ñoom ñoo doon responsable xamuñu ëllëg tey ji yow dinañ la woo ci benn affaire boo xam ne ñu responsabiliser la wala ñu jiital la tey bu ñu la jiitalee am na benn leçon boo xam ne war nga ko wane am na benn message boo xam ne war nga ko di lancer bu fekkee yow tey ji sa côté feesul
wala pare woo ci cadre boobu noonu wala conscient woon depuis nga nekk jeune nga bàyyi ba màgg bëgg a conscient ça sera quelque chose de difficile ça sera quelque chose de compliqué ba yoboo ñenn jeunes ñu bàyyi ci xel bu baax a baax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax lu mat a bàyyi xel la parce que réew bu fi nekkee di doxee jeunes yi nga xam ne ils sont pas inconscients réew mi ëllëg bu ci kanamee du dem te du mën a avancer parce que dañu ne réew bu dee garab xale yaa di reen ya mais dañuy ñaan yàlla ngeen daj ñu doon xale yoo xamante ne dañuy set loxo doon xale yoo xamante ne dañuy conscient xam luñ bëgg xam fu ñuy teg suñu tànk boobu ëllëgee fu ñu waxee rek ñu ne kii xale bi de il était conscient ba mu nekkee jeune ba mu doonee mag ni tey ji mën na am benn apport wala benn rentabilité bu mën a indi suñu situation sénégalaise bi ñuy dund nii jamono ji parce que ku nekk xam na ne instant bi Sénégal nous vivons dans une situation très embarrassante comme nuñ ko xamee ak nuñ ko gisee ak nuñ ko yëgee ci jamono ji Sénégal moo dundee noonu kon ñun jeunes yi ñoo war a xam bu baax a baax lan lañ bëgg ak fan lañ bëgg a dem te fàtte ni démb weesu na tey lañ nekk te suba kenn xamul luy ñëw nañ profité ci occasion bi balaa béy di wéy mbuus ni ko olof Njaay di waxee rëccu nag dina fekk jëf res nañu conscient waat bu baax a baax xam luñ bëgg xam fuñ jëm lan mooñ ko war a jox ak fan lañ bëgg a yegg ci kàttanu suñu borom ak mbaaxam waaw tey jii tamit dafa amoon beneen bis boo xamante ne dañoo demoon man ak sama caméraman bi encore une fois madame Sarr Diamant Noir Malika sama caméraman bu ñaawul boobu ñu dem seeti benn jeune juriste elle est jeune instruite indépendante audacieuse très déterminée ci biir commentaire bi demoon nañ seeti ko ñu xool moom lan la ci gis ak xalaatam. li ma ci xalaat moom du ma ne ñëpp moom lañ ci am parce que xalaat dafa doon loo xam ne doo xam du unanimité ku nekk ak loo xalaat mais inconscient des jeunes yi moom man en personne je me dis que ça fait peur parce que la jeunesse est le premier moteur de la société. Absolument. Et quand on voit une jeunesse boo xam ne au lieu muy participer au développement du pays ñi ngi def ay vidéos yoo xam ne genre TikTok di def ay folie chaque jour ñi ngi def ay divertissement yoo xam ne ça ne mène à rien en fait. Et étant jeune étudiante également damay déglu samay moroom di wax que ni Sénégal de dof lu rek mooy tax nga am xaalis looloo tax ku ci nekk day ubbi page am compte Instagram TikTok youtubeur yi pour rien que di def ay affaire ay conneries maanaam. Voilà ça ne mène à rien en fait alors que le Sénégal a besoin d'une jeunesse boo xam ne day répondre à la question de l'heure c'est-à-dire comment développer notre pays. Au début du ma ne woon droit moo ma taxoon jóg. Philosophie laa bëggoon def. Ah bon? Parce que j'admirais mon professeur monsieur Sarr. doy na waar. je salue sa famille au passage parce que malheureusement dafa décédé. Ndeysaan. Voilà mais moom moo ma motivé nag ba ma bëggoon philosophie vraiment. Mais heureusement droit ñëw sama destin après ñu orienté ma faculté de droit. ma commencé di def droit léegi nag passion bi ñëw. ak amour. Voilà ma bëgg nag nekk juriste bu mag incha allah. jeunesse bi. Les jeunes suñu moroom yi dama leen di ñaan rek ñu gën a mature gën a xam lu tax Sénégal soxla en fait mooy que ni ñun pays africain lañ d'abord deuxièmement pays sous-développé lañ donc am na yeneen yoo xam ne ñoo gën a am importance lancé wu ci entrepreneuriat bi jéem a créer une entreprise bind say projet même soo amul moyen pour concrétiser ko nga bind say projet teg un jour ou l'autre mën nga gis koo xam ne bailleur de fonds la wala ay ONG yoo xam ne dañuy participer à cela ñu jéem la financer nga rek concrétiser ko te loolu yëpp day participer au développement te day tax taux de chômage bi wàññeeku aussi. Coronavirus ça fait peur. Vraiment. Beaucoup plus même. léegi nag dañuy nangu déglu ministère de la santé information yu mu joxe ak instruction yi jéem ko respecté. gis ngeen jeune boobu moom lañ seeti woon mu am lu wax lu si ak mu am lu mu si santi parce que tey jii jeunes yi dañoo war a xool ñu mel noonu seeni morom lañ seen morom la ba pare ñu xool li baax li mu wax donte même lépp li mu la xool mu arrangé wu ñenn ñi xoolal li ci ëpp. njëriñ nga jëriñoo ko xool li ci ëpp jëriñ nga jëfe ko xool loo xamante ne arrangé la tey jii nga def ko ci kàttanu suñu borom ak mbaaxam parce que àddina nii lay doxee da ngay gis ñii dañuy defar pour jëmal affaire bi kanam da ngay gis ñii dañuy defar pour jëmal affaire bi mu dem ginnaaw ma ne la suul bukki nag
moo fi bari si yenn jeunes yi nañ bàyyi xel bu baax a baax loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te àddina ñun jeune da nga war a am benn da nga war a safoo benn affaire jikko borom pax da ngay ji jikko ci lu baax bu meññee jëriñ la mooy yow mais boo ko jiyee ci lu bon bu meññee loolu borom boobaa dañuy wax ne yaa ko ji nañ ci bàyyi xel bu baax a baax temps bi xooj nañu maa ngi profité ci occasion bi di remercier sama caméraman bi madame Sarr Diamant Noir Malika sama caméraman bu ñaawal boobu ndeysaan fu ma dem mu topp ma bu affaire yi baaxee ba nice ba ñëpp di wax yawa tey jii moom la du man moom la dégg nga maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Ami Shop moo génn fii tey di ko nuyu bu baax a baax ma nga fee sa Rufisque di nuyu sama waa kër di nuyu sama mag di nuyu sama bàjjen Ngone di nuyu sama nijaay ak Umpaañ Fat Bintu di nuyu sama maman di ne yàlla na yàlla wéral cërëmi di nuyu sama papa di nuyu sama tataaw mi Sarr ne leen ne ko yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam a kanam. C'était Dangoura sur scène Oxy TV. Merci et à la prochaine.